Rock the music. Wow, wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Your vibe. nuyu naa leen yéen ñi nga xamante yéen a sofoo di bàyyi xel seen YouTube bi nga xamante mooy Oxy TV rawatina seen sport bi nga xamante ni mooy seen sport tey ñu ñëw seet fii ñëw caaroy seet si ki nga xamante mooy Kousu Mathiam nag ñu war a waxtaan ak moom ci lu bari ci basket ci centre bi ak ni muy doxalee xale yi ñu mu leen di yaree nu mu leen di jàngale basket ñu war a xuus waxtaan ak moom ci lu bari ci wàllum basket lu ñu def loolu daal di dugg ci biir rek waxtaan ak ki nga xamante mooy Kousu bi. Sama mbëggeel ci yow day gën di mag fu kawe kawe laa la teg ni picc muy tag ma doon sa géwal di la waaya la ka tag loo bëgg lay def loo joxoñ ma dag neexul ba neexul mais dama laa bëgg Sen Sport nag tey dafa ñëw seet si dafa ñëw fi nga xam ne mooy Zac Sirat si centre basket bi nga xamante ni ki nga xamante mooy Kousu Mathiam moom moo ko yor ñuy def lu dul nuyu ki nga xamante moom mooy Kousu Mathiam waxtaan ak moom ci lu bari Kousu nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax di fay seen chaîne bi aussi di nuyu ñi nga xam ñoo koy safal seetaan yëpp ñi nga xam ñoo koy faral seetaan yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. voilà centre Zac Sirat benn centre la bu nekk ci digg banlieue bi nga xam ni li tax centre bi jóg mooy prévention contre l'abus de drogue xeex lu wax mbirum drogue moo tax centre bi jóg. waaw xam nga xale moom boo ko xasee yor li tubaab di wax aller vers l'enfant et l'amener vers toi da ngay jéem a nekk kilifa responsable parce que xale yor ko yombul mais nag comme ñoom ci la ñu fekk ci métier bi dañ cee juddoo yaroo ci màgga ci buñ ñëwee ñun ñu tàggat leen du metti ci ñun. ba tax na fii ngeen nekk nii tàggat nañ fi ku nekk tàggat nañ la fii ci bërëb bi ngeen ñu fekk nii. fii nga nekk nii génn nañ fi roi génn nañ fi reine génn nañ fi révélation génn nañ fi expatrié ëpp nañ 75 ñoo xam ne tey boo demee partout dans le monde ñu ngi fi partout dans le monde France Japon États-Unis Espagne ñëpp boo demee foofu da nga fay gis koo xam ne ci terrain bii la jàng basket. donc fii équipe nationale Sénégal am na ku ñuy wax Thierno Ibrahima Niang ku ñuy wax Ndeye Fall jaar na fi ku ñuy wax Fanta Lay jaar na fi ku ñuy wax ki ñuy wax Borsagnan Diallo jaar na fi ku ñuy wax Ndeye Awa Kébé bon booy lim da ngay juum dafa bëri na xale yoo xam ne fii ci terrain bi fii ngeen kii nii fa la ñuy jaar pour am tey nekk ci monde basket bi tey ba am tour bi ñuy am. ñun nag wax dëgg yàlla fédération bi demuñoo ak moom. amuñu loo xam ni par exemple ñun moom la ñu kii ak moom mais fii ñu nekk nii ci département wu Pikine ku ñuy wax Ablaye Timbo le maire mi ngi def li ko war ci équipe Pikine Basket Club parce que équipe bi mooy Pikine Basket Club malgré dafa nekk ci biir centre Zac Sirat mais le Pikine Basket Club le maire de la ville mi ngi ciy def waaram mi ngi ciy bay waaram depuis que nag mu nekk magistrat de la ville de Pikine mi ngi ciy def li nga xam ne moom moo war dañuy subventionné chaque année mu yëkkati xaalisam def ci ñun. ba résultat yi ñu am chaque année xale yi am ay coupe budul minime di cadet bii passé rek on a une équipe senior bu dem ba demi-finale championnat deuxième division pour monter 5 matchs 5 victoires demi-finale lañ ñu gagné. ci nga xam ni ñoo nekk sa ginnaaw championnat départemental bu Sénégal bu Dakar ci la ñu bokk am nañu minime fii cadet mooy ñi nekk ci sa ginnaaw am nañu ay junior am nañu ay senior fii donc yéegoon nañu première division wàccaat deuxième division. daaw ñu dem
deuxième division daaw bii passé 2 ans yi ñu dem deuxième division bii année bii passé ñu génn dem nañ deuxième division def match de poule 5 victoires bi 5 victoires yi jeexee ñu gagné ñu demi-finale donc équipe yi ñu gagné sax ñoom ñoo yëg première division mais néanmoins que ñi ngi defaraat ñi ngi continuer waat di liggéeyaat pour jéem a defarwaat pour demaat incha allah. xam nga basket bi moom léegi dafa toll foo xam ne il faut que nit ñi il faut que les acteurs du basket jàpp ci basket bi parce que fii dëkku basket la comme ni nga ko waxee mais dëkku basket nag il faut que acteurs u basket yi def dugal seen loxo ci basket bi parce que ku xam sport xam nga xam moyen la peut-être am na lu bëri loo xam ne tey ñu mën nañu ko am wala def des na ci ñun parce qu'on n'a pas les moyens gis nga moyen boo ko amee ci lu mu mënti doon li ngay def day am développement te xale yi ñu ngi leen di tàggate nii à bas âge dafa naa ni fu ñu mënti jamit loolu la ñuy yóbbaale donc loolu rek la quoi. ñi ngi toog ak ki nga xamante moom mooy secrétaire général bu club Pikine basket club léegi coach ñu ngi lay nuyu secrétaire général. maa ngi leen di fay di rafetlu seen teewaay fii ci suñu siège ñun waa Pikine basket club man nag maay El Hadj Souleye Ndione ñu mën gën ma xam ci Jules man maay secrétaire général lu Pikine basket club depuis bientôt 15 ans. coach ñu bëggoon xam yow nga xamante ni yaay secrétaire général Pikine basket club noonu lay doxee ak yéen ñi ko yor ban liggéey ngeen si def pour mu jëm kanam. waaw Pikine basket club bon club la comme club de basket yëpp mais bon ñun dañuy gën a accentuer wu ci formation bi su ma nee accentuer wu ci formation bi mooy nekk li ñuy defar ci ay basketteurs wala ay j'ose même dire ay doomu aadama moom ci la ñuy gën a moom lañ gën a jox cër que créer ay catégorie yu mag pour jéem a fël ci beneen fànn bi quoi en quelque sorte. waaw bon turu secrétaire ci biir club mooy comme turu secrétaire ci bépp fànn comme secrétaire bi ni mu nekkee ci association rek noonu lay nekkee ci club bi. la majeure partie ci paperasse bi yow yaay ki nga xamante ne yow yaa koy gérer ak le président yow yaay le trait d'union entre le club ak la fédération mais aussi la ligue de basket. waaw fédération boo xoolee diir ñun bi ñu fi nekkee ak léegi ñun bi ñu commencé ci basket bientôt 12 13 15 ans ba léegi j'ose dire que ni mu ngi def li mu war a def. mu ngi def li nga xam ne moom moo def la preuve ñu ngi participer ci échéance su basket yëpp niveau national comme niveau international suñu équipe nationale yi ñu ngi participer certes am na benn instant boo xamante ni peut-être catégorie bi xawoon na bañoon dem ay problèmes yoo xam ne amoon na fi yooyu moom yooyu ak activité bi ñoo ànd mënul ñàkk mais la fédération à mon humble avis mu ngi jouer son rôle dara nag matul dans la vie am na ay couac yoo xamante ni ñu ngi ci. mais de gens responsables ñoo ko jiite ñoo xamante ne ñu ngi ñuy déglu di ñu bàyyi xel di ñu gëstu bu fu mu waree fu nekk waaye tu sens nettement que ni am na loo xamante ni ñu ngi koy changé ñu ngi dem ndànk-ndànk waaw je dirais que le maire de la ville mu ngi ci moom mu ngi ci à 100% parce que yàgg na depuis Demba Seck depuis le maire Demba Seck après il y a eu Daour Niang Ndiaye après Pape Sagna Mbaye su ma juumulee après Pape Sagna Ablaye Timbo est venu ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci doon bay sa waar Pape Sagna bi mu ñëwee la jël affaire bi jël ko jéem ko officialiser mooy benn subvention bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ñu koy jox et c'est la seule mairie boo xamante ne mu ngi ñuy topp di ñu suivre annuellement dinañ jot subvention bi jógee mairie ville ñu nekk ci moom la ñuy colmater moom la ñuy colmater di ko taxale parce que je dirais pas matul mais bu ñu amoon loo xamante ni mooy lu ëpp li mu ñuy jox gis nañ ne dinañ mën a évoluer waaw moom laay wax ni club boo xamante ni da ngay rouler ak benn 6 voire 7 catégories championnat bi bu commencé chaque week-end da ngay jouer en petite catégorie bu championnat D2 bi commencé da ngay jouer aussi en senior waaye bon ñun on est en D2 présentement on a eu am na benn année boo xam ne jot nañu dem première division subitement ñu wàccaat mais par rapport ak link bi nga xamante ni waa Pikine am nañ ko ci je dirais pas que ni c'est nice parce que am na une bonne partie boo xamante ni xam nañ ne bi ñu xamee ne basket am na Pikine mooy bi ñu yéegee en première coow li commencé woon na am ñu ngi doon def bruit
di commencé gis ak si avènement wu réseaux sociaux yi nit ñi jéem a di góorgóorlu di dugal si li nga xam ne ñun ñu ngi koy def permettre nañ nit ñi xam ko mais avancement bi nga xamante ne ñu ngi koy am mooy ne que ñu ngi satisfaire ci li ñuy liggéey parce que car macha allah ñu ngi liggéey di defar ay xale yoo xamante ni fu ñu génn ci àdduna je dis pas Sénégal de fu ñu génn ci àdduna bu ñu basketee dañuy d'accord te ay xale ngi partout dans le monde 5 continents yëpp am nañ ci ay xale yoo xam ne fii la ñu jógee dem di basket. waaw comme niñ koy defee parce que je pense que ni engouement bi nga xamante ni moom la football bi am basket bi apte na pour am ko la preuve tey jii boo fi jógee woon dugg biir ci yeneen club yi nekk au niveau national fii nii amul club boo dul dugg te doo fekk koo xamante ni mu ngi bokk ci 5 majorité fii la débuté fii la débuté kon je pense que ni Pikinois yi war nañoo mën a ñëw jege si mbir mi xam ko parce que bëri na ñoo xam ne dañuy nekk aux alentours di dégg rek di déggantu dégg naa te amuñu si lu leen leer encore une fois de plus ñu leen di woo ñu ñëw bokk ci li ñuy def parce que ay doomu Pikine rek ñoo fi nekk di tàggatu si moo tàggat bi yombul tàggat bi musul yomb mais xale yi moom gàcce ngalaama xale yi ñoom ñu ngi da nga leen di yërëm sax championnat bi bu commencé am na ci une bonne partie boo xamante ni dañuy nekk beneen nit dem basket yi samedi bi jaral na leen sax bañ a añ parce que d'habitude les matchs commencent très tôt tu es obligé nga jóge fi teel fee jóge pour mën a yegg pour pallier à la circulation ak bouchon yooyu xale yi moom gàcce ngalaama li nga xam ne moo xaw a des kay mooy l'accompagnement des parents de leurs parents parce que bëri na si ñoo xamante ni seen ay parents boo leen gisee benn yoon balaa nga leen di gisaat day doon ay 7-8 ans ci ginnaaw xale bi am na contrat wala diw mu ngi koy bëgg a dem wala bëgg na tukki te loolu je pense que ni baaxul jërë ngeen jëf ñun ñoo leen di sant di leen gërëm te di ñaan seen li ngeen di def mu jëm sa kanam parce que lii mooy li nga xamante ni képp koo xamante ni yaa nga yëngu si dara lii ngay wut ku ko vulgariser ñëw fekk la nga toog ñu jël ko yóbbu ko fenn fi ba àdduna yëpp xam ni yéen a ngi ci quoi encore une fois de plus jërë ngeen jëf. ginnaaw bu ñu jugee si ki nga xamante moom mooy Kosu Mathiam ak secrétaire général lu ñu def lu daal di ñëw wax ak ñi nga xamante ñoom ñooy soos yi waxtaan ak ñoom ci lu bari ci seen carrière ak centre bi ni ñu fiy dundee nii naa la. oui fay naa la. tur bi naka la. Adama Balde yow lan moo la dugal si basket. waaw juste un plaisir ba pare cette ambition teg ci loolu moo ñu gën a dugal ci basket waaw c'est le plaisir avant tout. wax nga ko léegi Adama kan su ma déggee mooy sa rêve mooy da nga bëgg a nekk choses yu mag yi nga xamante comme ñoom par exemple Assou Traoré xam nga ñoom ñeneen ñoom xam ñoom ñi ci kaw sa rêve mooy dem ba raw ñooñu. oui sama rêve surtout c'est d'entrer en NBA quand même oui. est-ce que xam nga li lay xaar foofu. oui xam naa li may xaar juste jàng la ak respecter entraînement aussi oui. surtout loolu sax jàng respecter entraînement bi xam sa yoon bu baax a baax waaye mais Adama est-ce que yow yaa ngi bàyyi xel ni yow ëllëg war nga nekk joueur bu mag a mag mu leeral loolu du lu yomb moo la ko may parce que joueur si nga fi gis yi nii nekk ñu tëb rek nekk un star wala nekk joueur bu mag ñëpp di leen dégg dañoo liggéey ba am li ñu am te Adama nan ngay liggéey fii ci centre formation bi fii ak Kosu Mathiam. oui ñu ngi liggéey moom à chaque fois mu ngi ñuy tàggat mu ngi ñuy xelal di ñu xamal kon donc du ñu def lu nekk ci ay ndigalam rek ba weesu tey ci ñi nga tudd noonu weesu leen ci lu bëree waaw. yow tey lan nga gisee centre formation lan moo la ci gën a loo xamante ni tax na nga gën a respecter centre formation bi di ñëw chaque jour. mooy éducation bi muy def ci yow avant tout d'abord waaw mu ñuy éduquer di ñu xamal lu bëri ak surtout suñu diine ak affaire yooyu noonu loolu moom surtout loolu. donc xam nga centre yi bëri nañ ci Sénégal trop bu la neexoon nga dem feneen mais lu tax nga gën a bàyyi ñëpp ñëw fii da nga gis ni fii nii sa yoon war na fi mën a jaaree ba li ngay wër si basket nga ñëw fii wala la moo tax wala da nga xamante Kosu bi wala sa xarit moo fi indi wala lu war loolu. non même pas ba ma fi ñëw xaw ma fi kenn man maa fi ñëw sama propre volonté sama volonté personnelle waaw moom moo ma fi indi ba tey nii daal. yow jumeau nga n'est-ce pas ana sa jumeau. je suis jumelle sama jumelle mi ngi Paris actuellement. mi ngi def foofu basket. waaw donc ñu ngi lay souhaiter yow tamit nga dem fekk. waaw merci incha allah merci beaucoup.
Ndeye Diop maa lay nuyu bu baax a baax. maa lay fay. ça marche bien. waaw. waaye Ndeye Diop yow lan moo la gën a poussé ba nga dugg si basket. basket xanaa sax man football nag laa bëggoon mais sama benn mag moo ne maa dem def basket na football mooy loolu. football mooy loolu quoi yow est-ce que mën nga football. mënoon naa ko def mais instant yii moom fàttali naa ko gëj naa ko def. wala nga football mooy mënatoo instant basket nga gën a mën quoi. waaw basket laa gën a mën. waaw yow ban point de lan ngay def si basket bi maanaam meneur nga wala pivot nga wala lan. non ailier laay see. ngay see waaye tey yow lan mooy sa rêve si basket bi. non xanaa am si lu ko comme ñoom Astou Traoré wala ñoom Aya Traoré. waaw yow si loolu sax boo ma doon jox ñooñu sa rêve yow tey kam mooy sa rêve si joueur équipe nationale du Sénégal bi. Astou Traoré. Astou Traoré lan moo tax mu nekk sa rêve. parce que daa am fulool si lu muy def te bu nekkee si terrain day def fula day wane jom. bu nekkee si terrain day def fula ak jom wane. yow looloo tax nga mu neex la ba nga nekk sa joueur nga koy roy. waaw incha allah dinaa ko def. incha allah di nga ko def di nga ko raw daal ok lu mën a nekk gëm-gëm la. waaw donc yow tey su ma la dem laaj centre de formation bi la moo la fi indi. non fii nag sama benn ndijaay moo ñëw boole ma Mathiam jël ma may entraîné fii waaw. sa benn ndijaay moo la booleeg Mathiam ban année nga fi ñëw. fii 2016 laa fi ne mais 2017 laa commencé compétir. 2016 nga fi ñëw 2017 nga commencé entraînement. waaw laa commencé compétir fii. mais est-ce que ba 2017 ba tey yow yaa ngi xoolaat nga si boo xam ni carrément tey am nga yëg-yëg boo xam ne yaa ngi koy chanté ni yow mi liggéey nga ko fii ci centre. waaw bëri na yëpp am naa fi yëg-yëg yu bëri sax ndax maa ngi fi nekk damay jouer cadet mais damay si classe en même temps may jouer senior te maa ngi ciy sant yàlla tamit. yaa ngi si monté senior quoi du jeu donc tey su ma la wax sa centre bi nii lan moo la fi neex ba nga bàyyi centre yëpp ñëw fi ak lan nga gis si centre bi. Pikine moom neex na parce que boo fi ñëwee dañ lay jàngal basket ba pare mooy loolu daal xam nga nit ku nekk foo dëkk dama fay wane ne man fii laa dëkk mais doo dëkk fee benn réew pe naan ay fee laay di fa wane wu nit fi fépp foo nekk rek da nga xam ne man fii laa nekk te foofu dama fay dem ba mu jeex waaw. dégg nañu ñi nga xamante ni ñoom laa ñëwoon muy Adama ak Ndeye Diop dégg nañ lu ñu wax bu baax a baax ñu leen di ñaanal rek ñi nekk basketteur dañuy dem ba raw ñoom Astou Traoré te incha allah am nañ gëm-gëm bi te dinañ leen romb ñoom ñëpp kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ah gars yi maa leen di nuyu. ñu lay fay ñu lay delloo ziar. ok tur bi naka la. Mohamed. waaw maa lay nuyu. waaw ñu lay fay. naka mo. ça va Khalifa Diop. donc Mouhamed si yow laay commencé waxtaan bi donc Mouhamed yow basketteur nga rêve ko nekk sa rêve tey yaa ngi xalaat romb ñi nga xam ne ñoom basketteurs yi mag yi exemple comme ñoom góor gi ñoom ski Faye Mouhamed Faye ak ñeneen ñoom ma lay ndoo yëpp tey est-ce que xam nga liggéey bi lay xaar bu baax a baax nga mën a romb ñooñu. basket bi moom affaire yi moom góorgóorlu la surtout nag nga respecté say kilifa respecté ñëpp discipline boobu d'abord. loo njëkk a def te jiitaloo yar moom xamal ne doo mës a dem te affaire moom entraînement la gëm sa bopp boo gëmee sa bopp rek incha allah lépp dina baax. yow Mouhamed ban année nga ñëw ci centre bi fii. 2016 laa fi ñëw. 2016 nga fi ñëw 2016 si sa ba nga ñëwee fii 2016 tey sentir nga ni yow carrément xam nga ni yow am nga liggéey bu am solo boo fi def wala am na liggéey boo xam ne coach yi liggéey nañ ko ci yow ba nga sentir. waaw man de bu ma fi ñëwee ñoom waa Pikine ñëw njëkk a jox bal. Père Mathia moo ma jàngal bal li ma mën yëpp moo ma ko jàngal xam naa ne yëg naa ne sama niveau amélioré na ay genre ñoom daal ñu ngi ci jàpp si liggéey bi tamit ñu ñuy éduquer ñu ñuy conseiller tamit war fii ngay jaar ñun daal bàyyi nañ lépp seen loxo. bàyyi ngeen lépp seen loxo quoi que yéen daal lu tax tamit ngeen gën a bàyyi parce que centre bari nañ fii Pikine muy géej waaye si banlieue foo mënti dem am na ay centre formation basket la moo tax ngeen bàyyi centre yooyu yëpp ñëw fi nga xamante moom mooy centre Pikine si Kosumo Thiam yan qualité ngeen gis si Kosumo Thiam ba mu tax ngeen def. waaw paa bi moom dañ ko jàppee kon sama papa man moom papa laa koy wax parce que doom la ma jàppee man ma jàppee ko papa parce que ñoom daal ñooy suñu deuxième famille ñoom lañ am. waaw te centre bi moom man moom je préféré ma nekk si banlieue bi rayante moo gën tamit genre fii laa dëkk naa ñëw fii ma rayante jéem a genre bu ma ñëwee ba tey daal awma dara lu métti si man ñu ngi may conseiller ñu ngi may def jàppee na kon doomam daal suñ paa la ñun daal ñu ngi koy ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu fekkee suñu njëriñ ñun ñëpp barki laa ilaaha illallaah. tey soo doon wax sa occupé yi nekk fii la nga leen di conseiller tey ñu mën a liggéey bu baax a baax pour seen avenir ëllëg. affaire yi moom lenn la. liggéeyal jox surtout respect man mu respect bi laa njëkk a wax parce que nit moom looy def te àndoo si respect moom zéro doo mus a dem
respect avoir ñu ne ku la jiit si néeg bu lëndëm moo la mën a wax fii ngay jaar kon joxal ñëpp respect boo ñëwee wàccal sa bopp amul genre ay dama lii boo ñëwee ñëw wàccal sa bopp boo mënee basket sax boo ñëwee wàccal sa bopp di foo xale yi di genre yooyu noonu parce que moom moo lay mën a jàppale si àdduna wàccal sa bopp daal nga lii man daal lu ma leen yokk entraînement yi góorgóorlu seen rêve nag ñu gën mën a atteindre seen rêve ëllëg loolu daal laa mën. ok rafet na Ahmed Khalifa est-ce que mën nañ xam ni mën nañ xam ba ban année nga ñëw fii si centre bi. waaw maa ngi ñëw fii le 16 mars 2016. mars 2016 léegi Khalifa yow la moo la gën a poussé ba nga choisir sport basket. taay bi la wala la. waaw taay bi tamit si la parce que man dama nekkoon suñu ko doon jàng après dama doon def fekk sama grand frère dafa yoroon école football ma naa nekk fa di football après ma am benn taay bi ni fu ma romb ñaam damal basket affaire yooyu ma dem suñu waa kër sa mere ma si ne tant que doo basket waaw yow fii dootuñu la joxati nga lekk wër na yàlla billaahi loolu nag moom si dugal quoi moom si man ma jamono ñu may wax ak yow nii maa ngi si. su ma déggee sa wax sax mooy yow ci football nga débuté parce que nee nga sa mag dafa yoroon centre de football taay bi moo taxoon nit ñi naan demal basket ba seen waa kër sax mere la si est-ce que si loolu tamit ba nga ñëwee si basket bi est-ce que sentir nga ni basket bi sa sport wala du sa sport. waaw sentir naa ni sama sport parce que tamit rëccu ma ko parce que yóbbu na ma foo xamante ni mosuma ko def tout question dama génn Sénégal la xamal na ma tamit loo xamante ni mosuma ko xam te tamit teg na ma si yoon boo xamante ni tey jii man ba ma nekk nit daal man ñeew ma sama benn morom si dara. parce que quoi en complet tout donc man léegi soo ma doon wax ci centre de formation bi nii liggéey bi nan la fay demee ak yéen ak seen diggante coach yi. waaw suñu diggante coach yi moom mun naa ne nekkatu coach léegi papa la ak doom quoi suñu diggante ak ñoom papa la ak doom parce que ñu ñi pas du basket bi kese mais ñu ñuy éduquer duñ teg si yoon ne nii ak nii la. àdduna nii ak nii la ñun tamit ñu topp seen ginnaaw waaw te tamit rëccuwuñ ko fu ñu dem dañuy nawloo xam nga tey jii man moom jàppee moo ko comme sama coach kon amee lu mu ko waxee suñu papa lañ ko jàppee parce que daal fu mu rafetee moom may ñu xam nga t-shirt tamit noonu di ñu conseiller jàppee ñu comme doomam franchement pareil moom waaw mention spéciale moom waaw. spécial père Mathiam donc yow kon centre bi nii yow soo doon conseil sa occupé yi fi nekk moo xam jigéen ñi ak góor ñi la nga leen di yokk conseil pour ñu mën a góorgóorlu bu baax a baax. discipline ànd ak yar ak teggin rek ndax lépp looy mën a def te àndaloo yar moom du dem fenn doo dem fenn lépp looy def nag même boo mënul sax boo ànd ak yar bi sax yàlla da lay pousser ba nga mën loo xamante ne ni yow doo xalaatoo ko sa mën mais loo mën tamit àndaloo tamit yar bi billaay mook zéro yam waaw respect rek xam nga topp entraînement yi. sa rêve si basket bi mooy lan sa rêve. waaw tey jii man mën naa soutien de famille la rêve bi mooy tey bi ñuy dégg fenn bañ teral suñuy coach teral suñuy waajur xam nga loolu rek la loolu mooy projet bi quoi. yaa ngi si liggéey bu baax a baax. ok kon ñoo leen di sant di leen gërëm waaw comme ni ñu leen ko waxee woon sànq si première partie émission bi rek ñu waxtaanoon ak lu bari ci Kosu et Kosu dama la bëggoon laaj ñaari question rek la temps ko ñuy tëj et Kosu la moo nekkoon seen jafe-jafe ba ngeen wàccee ci deuxième division bi. waaw dañoo amoon problème de moyen parce que xam nga basket moyen la te ay xale yi banlieue bi boo leen di basket loo il faut que population bi ak autorités yi nga xam ñoo nekk Pikine pour dul maire bi parce que 16 communes d'arrondissement moo fi nekk ku ci nekk war ngaa mën a ñëw jël maire bu nekk boo jëloon benn paire daal may ko benn xale wala nga jël parrainé benn xale amaana ñun suñu xale yi duñ dem ci yeneen club yi di basket yi problème de moyen la parce que basket moyen la boo amul moyen doo basket noonu suñu problème rek loolu la parce que ñun bu ñu amee bal dañ koy lijjanti suñu lépp dañ koy régler te ñun war nañu ñun banlieue bi waruñu mën a am problème yooyu parce que population bi nekk Pikine département bu Pikine war nañu mën a am jàppale xale war nañu mën a jóg jàppale xale yi pour que ñoom ñu mën toog biir Pikine basket parce que xale bi ngay jàngal basket mënoo koo jëndal daal bu gisee ko jëndal daal di ko fay 50 000 par weer day dem doo ko mën téye donc loolu yëpp problème de moyen la rek kese. waaw léegi yéen ba ngeen wàcce woon deuxième division na ngeen ko dem dundee boobu noonu. waaw dafa metti woon bi ñu wàccee deuxième division mais néanmoins que jël nañ ko ak philosophie parce que bi ñu wàccee deuxième division terewul ñun continuer nañu chaque année ñu dem tournoi monté fii ñu dem championnat région de Dakar ñooy jël P bu ñu jëlul P2 la ñu jël bu ñu wàccee léegi ça fait 3 ans mais 3 ans yi passé yëpp chaque année ñun dañuy dem dañ bokk ci meilleure équipe bu Dakar ba fi may waxee yow on fait partie des meilleures équipes de Dakar waaw on fait partie des meilleures équipes de Dakar waaw ñun daal suñu problème fondamental mooy suñuy xale soxla nañu ay dàll soxla nañu ku leen di jëndal mayo
soxla nañ ku leen di jëndal matériel pour nga xam ne duñ wuti fenn dara mais xale buy bëgg a basket si di jëndal boppam daal su parent amul daal amul njëgu daal nan lay def. coach comme yow wax nga ko problème de moyen est-ce que tey jotul comme Pikine dafa am ay maire de la ville Abdoulaye Thimbo ak ñeneen ñoom Isaka Diop ak ñeneen ñu fi nekk kon est-ce que tey jarul ngeen dajal yéen ñi ngànk équipe bi ngeen def délégation wax ak ki nga xamante ne moom mooy maire bi mu jàppale leen ci lu baax ak seen relation ak yéen ak maire bi. waaw parce que ñun Abdoulaye Thimbo moom franchement ñun amuñu lu ñu koy reproché parce que ñun suñu subvention chaque année mu génneel ñu ko peut-être subvention bi daf ñu couvrir lu et beneen point bi moo am nañ problème lumière xoolal terrain bi ni mu mel benn équipe ci département bi am catégorie bi amuloo lampe sax boo taal amoo lumière ñi ñëpp mu ñu fa entraîné gis nga bi nga ñëwee ba léegi yéeg wàcc ay 1 heure de temps 1h15 minutes de séance d'entraînement ngay tàggat xale bi mënul nekk donc ñun li ñu soxlee bëri na même maire de la ville bind nañ ko pour mu may ñu ay lampe dimbali ñu may ñu lumière installé ñu ay lumière comme ça ñun xale yi di mën entraîné ba yenn heures yi donc moo yoon sax moo yoon parce que man yaa ngi naa def ay émission yu bëri yaa dem naa ay centre basket yu bëri am na centre moo demoon sax du ma tudd tur mun naa ni centre bi moo ko gën a nekk centre mag foofu te ñi ak seen ay présentateurs yoo xamante bu guddee dañuy basket ba xale yi sax dañuy ñibbi dellusiwaat di entraînement si guddi gi ñoom kese problème benn terrain la ñu am ni ki centre Jacques Chirac le centre Jacques Chirac def na lépp ba offrir ñu espace bi offrir ñu cadre bi le centre moom am ñu lu ñu koy wax parce que Pikine duggee centre Jacques Chirac ba léegi gis nga man maa fi nekk centre Jacques comme animateur sportif mais terewul Pikine centre bi def na lépp à notre disposition ñun deseelatuñ dara li ñu des mooy il faut que nit ñi ñëw jàppale xale yi parce que xale yi buñ nekkul fii leneen la ñuy defi leneen la ñuy defi am nañ talent bi tamit am nañ talent bi mais leneen la ñuy defi xale bu demee defi leneen ñun dañuy jàppale parents yi politique bi nga xam ne moom la ñu nekk politique gouvernement la war a doon nekkul warul nekk politique bu ay benn nit ñaar nit maire de la ville ak maire yëpp dañu war ñoom jàppale maire de la ville mi ngi jàpp mais les maire communes yi dañ ci war a jàpp ku mel ne Amadou Diarra dañ koy sollicité ku mel ne Isaaxa Diop dañ lay sollicité ku mel ne Ablaye Ndiaye bi nekk ginnaaw rek on sollicite tout le monde bàyyiwuñ kenn nañ ñëw dimbali xale yi wutal leen ku ci nekk la nga am ak si néew nga ñëw jël ko jox ko xale yi mu rafet xale yi département bi génn seen gisoo parce que ndamu xale yi ndamu Pikine yëpp la ndamu ñëpp la donc loolu lañ bëgg quoi. te bañ jël affaire bi yemale ko ci politique kese. yemale ko ci politique waaw comme ni ko su waxee rek man moom yéen ñi nga xam ne yéen autorités yi yéen laay waxal man parce que en tant que jeune bi nga xam ne damay yëngu ci sport maa ngi leen di demander ngeen ñëw jàpp si nga xam ne moom mooy centre bi nii ngeen def ay lampe présenteur parce que yoon la parce que buñ ay xale yi am talent ñoo fi nekk xale yi ñoom ay avenir lañ kon ñu ngi leen di demander yéen maire yi fi nekk ñëpp duñu tudd tur maire de la ville Abdoulaye Thimbo mun ñu ko ñaax bañ a tibb ñu ngi lay wax demander nga ñëw jàppale centre formation basket bi def ci li ci war a def sa ay présenteur parce que mooy yoon te temps la jot na ko suñuy sa dernier mot. waaw mooy sant ñëpp gërëm ñëpp sant xale yi ma nekkal ak ñoom ñi nga xam ne am nañ Pastef ak ngëm-ngëm ak confiance bi ñëw ci man tous les soirs man aussi awma lu tàggat leen parce que tàggat leen paasewul li ma nekkee ndax club bi depuis 30 ans maa ngi fi musuma am salaire mais maa ngi koy def par détermination maa ngi koy def par amour donc ñoom nañ ñëw jàpp ci bu ci jàppee rek liggéey bi sotti donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Selsu ñoo ngi lay sant di la gërëm kan la ngay wax Ox TV bi nga xam ne ñoom ñoo la ñëw seet si. waaw Ox TV nag dañ koy remercier parce que xam nga du hasard nii bi ngeen ñëwee wax rek dañuy accepter parce que ay xale yi ngeen yu nekk ci seen yoon te di ñaan yàlla li ci seen kanam yàlla bu leen gis lu ngeen fakastal donc li ngeen ci séntu yàlla na vraiment yàlla na ko sama borom def donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Ox TV bu baax a baax a baax a baax. voilà kon dégg ngeen li nga xamante mooy coach moo ci am moom la ñëwoon seet si mu nekk genre kon coach ñoo lay sant di la gërëm kon ñu ngi leen di jox di jaay yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di bàyyi seen xel seen sport fii si Ox TV ñu ngi leen di di leen di jaajëfal di leen jox di daje si beneen émission seen sport si Ox TV.